voilà donc yegg si nañu ci tey Maguette ngay waxtaanee xoy. Khady colonel xoy la ñuy waxtaanee tey xam nga xoy nag dafa nekk loo xam ne xam naa ne moom jarul lu ñu koy laaj parce que ñëpp xam nañ ko. tey moom du jar du nekk découverte kii lu ñu découvrir quoi comme yeneen bis yi nga xam ne daanaka yu ci bëri dañ doon laaj duñ ko xam ñu kii ci. mais aussi xoy dafa dañu ne ci période boo xam ne nii période am la passé na sax parce que xoy ñu ngi koy def juin. di ko defee fi nga xam ne nii moo di fëri centre Malango bi nekk Fatick. xoy nag kenn mënu ko wax Sénégal te doo tudd Eric docteur Eric Egboso moom moo ko indiwaat parce que xoy dafa demoon ba daanaka nit ñi dañ ko bàyyi woon moom d'origine béninois la mais mi ngi Sénégal aussi mi ngi fii dëkk Thiaroye man chaque jour daanaka bu may kii damay romb koñam këram doog a dem sama kii moom moo ko indiwaat dem créé benn association bu tudd Malango centre bi nga xam ne nag créé na ko bu weesoo xoy sax dafa nekk centre boo xam ne la ñu fay def mooy di yëngu ci mbirum pharmacopée c'est-à-dire garab yi nga xam ne ak faj moo xam ne dañ koy jaarale ci ay gàncax ak ay garab ak yooyu xoy nag di loo xam ne nii dañ koy def juin lañ koy def at mu yàlla sàkk c'est-à-dire balaa nawet bi commencé bu ñu ko defee nag ci ngay dégg sax ñu naan saltige yi wax nañ saltige yi ñoom ay prêtre lañu ay prêtre yoo xam ne dañ leen a initié ba ñu egg fenn foo xam ne dañuy ñëw jël bët guddi yoo xam ne dañuy dugg xool li nga xam ne moo war a am ci at bi nawet bi ñëw nu mu war a mel ndax nawet bi dina ndax ay loraange war na cee am waaye lépp lu ñu indi aussi dañ ci wax ne dañu naan par exemple année bi nanga war na am waaye suñu defee nangam mën naa bañ a am ren sax wax nañ ne dina am journaliste bu mag bu kii bu génn àdduna ci journaliste yi lañ wax nag bañ ko waxee nag ñu kenn bëggatul a nekk journaliste waaye daal ñëpp commencé changer profession man waxoon naa ko de toute façon man ab kii laa. non man peintre laa bu ma neexee mu dem nekk peintre. am na yoo xam ne bu taxawee rek damay dem nekk peintre bu jàmm amee nag ma ñëw nekk journaliste. Khady commerçante la. Fatou ko styliste. waaw kot su. journaliste bu mag baa ngi nii. voilà kot su ngi. non non commerçante keccax la. man dama yaakaar ne bu ñëpp dawee sax kot su day taxaw assumé ko. waaw mais nag bu dee taxawee ñëpp dañuy reculer moom dee moom amul kenn koy daw di ko engagé. amul mbokk de. léegi mu nekk loo xam ne nii dañ ko def at mu nekk juin bu na avant nawet bay ñëw ci la ñuy wax ne ren lii mooy am léeg lii mooy am léeg lii mooy am dañu naan nag nangam ji war na mën a am lii mi ngi yot Sénégal gis nga saltige noonu gis nga cérémonie la boo xam ne aussi foog ñu wax ko guddi lay am comme nii centre Malango Fatick dañu naan nangam war na am nangam war na am na sax koo xam ne nii wax na ba wax ren ne booroon na parfois day am seen biir parce que am na koo xam ne wax na ne carrément njiitu réew mi Macky Sall du amaat deuxième mandat am na koo xam ne dafa ñëw daal ne dina amaat deuxième mandat day faluwaat falu na sax ba pare kee moom dana li muy wax amu ci lam-lam du faluwaat voilà wax nañ ba wax aussi benn ministre boo xam ne dina def benn choc boo xam ne ni bu mooy tul ci la ñàkk bakkanam yooyu yëpp ñu wax ko c'est-à-dire at mu nekk nag noonu lay demee te du lu bees parce que ba 2002 ki nga xam ne nii mooy benn saltige bu ñuy wax Ami Faye ñaaxaar la dëkku Babacar visi kii bi fii Walfadjri Babacar bu 12e Gaïndé Ami Faye boobu taxaw na wax ne suuxu bateau la Joola waxoon na ko avant muy suux te pourtant après gis nañ mu suux ah bon effectivement Ami Faye moom saltige la bu dëkk ñaaxaar ren tamit waxaat na moom année bu nekk moom aussi day wax moom wax na ci politique wax na ci li nga xam ne nii mooy bay bi nee na nawet bi dina kii dina bari dina naat mais il faut que moom yoo xam ne dañ koy génnee def ko ay sarax ak yooyu léegi nag xoy daal boo bëggee dégg dëgg de façon très ramassée mi ngi signifié nag ci olof le grand appel woote bu mag bi noonu la xoy di tekki boo ko tekkee ci làkk olof at mu nekk bu ñu ko kiiwee dinañ def cérémonie de divination lañ koy wax ci tubaab wax lan moo war a am ci at bi ci ay musiba ci lu yot Sénégal bu ñu ko bëggee dàq lii la ñuy def ci ay sarax bu ñu ko bëggee dàq lii la ñuy def bu ñu ko bëggee dàq lii la ñuy def kantaan nag nit ñi gëm nañ ko ak gëmuñu ko kooku beneen affaire la parce que ku ci nekk da nga am loo xam ne nii moom mooy accepté ci yow c'est-à-dire dara nit day wax dara sa gëm-gëm wala sa gëm-gëm bañ ko accepté nga jël ko teg ko nële loolu moom ça dépend ci nit ñi rek mais en tout cas xoy moom de façon très ramassée mooy benn cérémonie boo xam ne at mu yàlla sax balaa nawet bay ñëw dinañ ko def mais bu ñu ko defee ci la ñuy prédire wax li war a am ci at bi li nga xam ne dina am ci musiba lan la ñu war a def pour dàq ko et cetera affaire yooyu noonu quoi de façon très ramassée alors loolu mooy xoy ñu koy defee centre Malango bu Fatick mais aussi am na yeneen bërëb yu ñu koy defee ci biir réew mi aussi am na aussi cérémonie yoo xam ne dafa ànd ak xoy doon na ko wax fii alors bokk na ci fil bu Touba Toul waxtaane nañ ko ba pare voilà alors non man li ma la bëgg a laaj mooy centre boobu ñooñu di ñëw noonu prêtre yooyu nga wax di ñëw est-ce que
fu nekk la ñuy jógee ou bien dafa am benn ethnie boo xam ne mooy séeréer rek ñoo fay ñëw. wala alpulaar moo fay ñëw wala joolaa moo fay ñëw mais l'alpulaar ñoom ay lan lañ. waaw ay lan lañ. waaw saltige moom dafa nekk loo xam ne nii ñu séeréer d'habitude séeréer lay doon. am na ci yeneen làkk yoo xam ne boo demee ci lu mel ni lébu yi am na ñoo xam ne dañ leen wax ay saltige waaw mais saltige dëgg moom séeréer lay nekk. séeréer yi ñoom ci seen bopp ñooy dajaloo lii cérémonie de divination la boo xam ne séeréer yi ñoo fay daje. léegi nag parfois dañuy invité ñi nga xam ne ay lébu lañu. parce que lébu yi aussi booy xool ñoo séeréer yi dañoo xaw a nduroo li nga xam ne nii moo di ay rite dañu nduroo cosaan ba ci seen ndëpp yi ñu def ak yi dafa am lu bari loo xam ne parfois dañuy invité séeréer yi mais dañuy invité lébu yi mais lébu yi aussi bu ñuy def seen tour yi dañuy invité aussi séeréer yi ñu bokk liggéey. alors léegi nag li ko su laaj pour tontu ci directement ña fay teew ak ña tax mu jóg dëgg-dëgg ay séeréer lañu ay saltige séeréer la ñu doon saltige prêtre la boo xam ne dañ ko initié ci phase yëpp mu jaar fa ba xam la mu war a xam comme docteur Egbosu bii nii dafa nekk koo xam ne ni dañ ko initié ci rite ya nga xam ne nii moo am dëkkam ak la femme ba nga xam ne dafa dem ba sës nekk aussi un grand docteur ñëw fii Sénégal installé même sénégalais la en même temps donc d'origine béninois la parce que sant boo ko xoolee di nga xam ne kii du d'origine sénégalais dëgg-dëgg mais moom moo dekkilaat affaire bi xooy aussi lu mel nii boo demee Bénin di nga ko fa fekk lu mel ne moom mais dafa nekk loo xam ne bu ñu ko waxee ci adduna bi yëpp rek dañuy xam ne Sénégal la fekk baax bañ nañ ko ba dañu dem ba inscrire ko mu nekk patrimoine immatériel de l'UNESCO dugg foofu mais kot su ña fay teew ay séeréer lañu ay prêtre séeréer léeg-léeg aussi nañ invité ay lébu ak ñeneen ñu ñëw participer mais séeréer yi principalement ñoom ñooy def li nga xam ne mooy xooy beneen affaire bu ma lay laaj mooy ñoom malango lañ koy defee séeréer yi ñoo fay kii lébu yi ndax am nañu lu mel noonu joolaa yi xam nañu bois sacré la foofu la ñuy waxee yenn yi njaago yi Guinée Bissau la fu ñuy waxee kii mooy rassemblement yi dégg nga kii tamit ñi nga xam ne mooy lébu yi deux fois fii Yoff wala Ngom ay yooyu quoi est-ce que ñooñu lan moo tax ñii gën a siiw te ñoo gën a siiw ñeneen ñi waaw loolu moom lu am solo la xam nga culture moo nekk loo xam ne nii buñ ko protégé wul day dem buñ ko protégé wul day naaw dem yoonam amul sax demal ma ñëw culture dañ koy protéger dañ koy sauvegarder moo tax boo demee ci yenn boo demee lu mel ni Brésil ñoom ngi sonn ci seen i culture façon festival bu ne lañ créé parce que dañu bañ seen culture dem alors am na yenn genre musique yoo xam ne tey jii nii boo dee xool ay moyen âge la woon pratiquement kenn kii watu ko mais ñoom dañ koy indiwaat ay flamenco ay genre musique yoo xam ne li ñu ci ba parce que dafa am musique yoo xam ne dafa ëmb culture musique boo mënta gis ci àdduna en général day ëmb culture léegi nag boo demee ba ci musique yi nga xam ne moo xew léegi yi nigériens yi def ak yooyu man yooyu taxuma may wax mais musique dëgg-dëgg day ëmbaale culture voilà peut-être ñi nga xam ne ñoom loolu mooy seen liggéey dinañ xam exactement lan la bëgg a wax parce que boo waxee lu mel ne ay affaire kii ay batuka ay nangam dañuy xam ne loolu Cap-Vert la dafa ëmb culture donc alors mbalax boo ko waxee ñu xam ne yaa ngi Sénégal mais de façon kii ramassé pour tontu ci li ko su wax li tax ñu gën a siiw mooy ñoom dañ ciy sonn pour di ko sauvegarder boo jëlee comme Eric bi ma wax léegi xam nga Eric ñëw na créé benn association bu tudd association Malango ñu am fu ñuy wax centre Malango Fatick dafa def seen affaire yooyu mais centre boobu nekk na loo xam ne xaalis moo fa dem pour taxawal centre bi def ko ci ay moyens def ko ci lépp pour nit ñi ñëw di fa daje di waxtaanee loo xam ne nii dafa soxal seen i kii sauvegarder affaire boobu ba du mën a dem lu mel ne par exemple tout ndëpp bu kii bu Yoff tuuru Yoff également at bu nekk dañ koy def ña fa na ci ay autorité ku nekk indi la nga am di ay lébu def ca la nga am pour ñu mën ko kii di rendre hommage Diop le maire Mamadou Diop paix à son âme moom da ci daan participer bu baax daan ñëw ci loolu waa Yoff daan def boo demee Yoff am nañ ca tuuru Mame Diaré boo demee Tëngéej am na kii Mame Koumba Lambu Ndoy boo demee Saint-Louis également am na foo ci dem am na ci boo xam ne nii moom moo fa nekk buy veillé ci seen kii waxoon nañ ci affaire rab yi jarul ñu ciy ñëwaat di ci xóotal parce que waxoon nañ ci ba pare mais boo gisee bi li tax mu gën a xóot mooy waxoon naa ko fi séeréer yi dañu nekk ñoo xam ne booy xool ci côté ethnie ñoo nekk 3e position fii Sénégal après wolof yi parce que li ñu constitué ci nombre moo ëpp boo paree ci olof yi ñi nga xam ne ñoo ñëw mooy pël yi donc bu ñu waxee pël dañuy wax de façon kii alpulaar parce que alpulaar dafa yaatu ëmb pël tukulóor et cetera ñoom aussi ñoo ci topp également foo dem ci Afrique position bu am doole la ñu am parce que Niger ak Cameroun ak foo mën ci dem da nga fay fekk alors le célèbre humoriste Abacha c'est un pël de Cameroun donc mais boo jëlee séeréer yi ñoo nekk 3e position fii Sénégal en matière de nombre mais dañu nekk ñoo xam ne lu ñu nekk 3e position
wolof yi sax séeréer yi ñoo leen gën a góorgóorlu ci sauvegarder seen patrimoine culturel loolu moo tax booy kotsu ñu gën ñoo li nga xam ne mooy xoy gën a siiw yi ci des parce que tout simplement ñoom dañ ciy sonn di ci investir pour seen culture boobu wala seen tradition boobu donc bañ a disparaître loolu kese la question de sonn ci la rek. ñu am également ñoom particularité par rapport à ñeneen ñi nga xamante ne dañuy gis ñu ngi ko doon souligner la fois passée seen cérémonie dañu naan jigéen du dugg mais bii ñu gis ni que saltige yi ni muy amee jigéen moom lay amee góor également autre chose bu ma remarqué c'est que bu ñu génnee wax kii mën na wax dara keneen ñëw contredire ko est-ce que ça veut dire que ñoom du ñu lëlu ci seen biir déjà ñu joxante information yi avant ñuy génn daal di koy tas ci askan wi. waaw dañuy nekk sax dañuy nekk benn guddi boo xam ne nii guddi bi yëpp ñooy nekk di def ay divination di xool mais ku ci nekk aussi il faut nga xam ne ku ci nekk li ñuy bari ñoom ku ci nekk dafa am fa sa pouvoir commencé am fa sa pouvoir yam ku ci nekk dafa am fa sa xam-xam commencé am fa sa xam-xam yam mi ngi mel ne tey boo demee ci seetkat yi nekk ci koñ yi am na ñoo xam ne tey ji yow mën ngaa seetlu ci kii mais après da nga naan ah diw de li mu waxoon yëpp gis naa ko c'est-à-dire dina ci am koo xam ne moom la sa xel di gën a jàpp ne moo gën a man parce que la mu lay wax yaa ngi koy gis bokkul koo xam ne da ngay ñëw mu lay wax ay wax yoo xam ne nii gisoo ci dara mais boo demee ci saltige yi effectivement boobu wuute na ak yeneen yi parce que la fois passée am na ko fi posé woon question boobu kanati la mais en tout cas am na ci yu bëri yoo xam ne bu ñu ko def fii Afrique dañuy interdire jigéen ñi parce que dañuy toll ci moment boo xam ne nii du ñu am set ci l'islam te am na yu bëri yoo xam ne bu ñu koy def dañuy soxla loolu alors lu ci bëri dañ leen di écarter d'habitude nag bu ñu tollee ci période boo xam ne nii dañu toll ci ëmb c'est-à-dire nekkaguñ ci ménopause mais bu dee séeréer yi ñoom dañuy am sax ay saltige mais saltige jigéen ñi également boo ko dee xool ay mère la ñuy nekk comme Ami Faye bi nii du ñu ay xale mais ay mag lañu mais bu dee ci góor ñi dina am xale dina am mag am na ci saltige boo xam ne nii moom âge am 38 ans la 38 ans mooy âge am xam nga kooku du mag donc noonu la demee mais aussi pour tontu ci li nga wax li tax ñu muy am waroo mooy dafa am ñoo xam ne seen pouvoir dafa am commencé kii pouvoir am day am fu mu commencé am fu mu yem keneen ki basam fi ka la jeexalee fa lay commencé jëm ca kaw mi ngi mel ne ay affaire de set rek mën-mën yi ñoo tolloowul ñoom pourtant dañuy défiante seen biir da ngay taxaw ñëw samp sa benn bant daan ne carrément maa wax ne lii ak lii day am maa ko wax day am nangam ak nangam sarax nangam moo fi nekk nit ñëw de la waxoo dëgg noonu la ñuy defante seen biir dañuy mel ne kuy bëre genre défilé ci ñoom léegi nag li am solo mooy boo seetloo ñoom ñëpp li ñuy wax ak mu nekk boo ko seetloo dina ci am yoo xam ne di nga gis mu am xanaa xamoo ba ci côté horoscope ñu bëri dañu lay wax ne la non horoscope nangam yooyu jarul xool boo dee jullit néeg naa man néew ma dëgg la néew ma du dëgg mais man dama def kii bi dama def constat bi am ñoo xam ne dama leen boobu pour def comparaison xool ndax effectivement lu am la ak yooyu quoi mais en général am na ñoo xam ne dañ naan la maa ngi juddu weer bii ba weer bii sama kii astral nangam la mais très souvent li ñuy xëy di ko xool ci bu ñu ko xoolee li muy wax du exactement noonu la sa journée di demee mais boo ko xoolee dina ci am loo xam ne day mel ne da nga ko traversé boo ko traversé day mel ne jaar nga ci digg bi ci koo xam ne nii am nga habitude di xool sa signe astral alors loolu dafa nekk loo xam ne parce que nag nekkul loo xam ne dañuy tëb rek def ko nii dañuy basé wu ci biddiw yeeg yooyu pour mën ko def du ay caaxaan parce que nit ku nekk am nga biddiw am lépp loolu am na ñoo xam ne xëy na seen xam-xam moo gën a màcc ci loolu man du ma ci xóot foofu rek laa ci yem mais l'essentiel mooy dafa nekk loo xam ne d'habitude boo ko dee xool da ngay gis ne bu sa journée demoon noonu aussi di nga ko traversé mais xoy dafa nekk loo xam ne nii li tax li ñuy wax di waroo mooy du loo xam ne dañuy toog du travail de groupe comme ni ñuy wax ci classe yi ñu jékki-jékki daal ne way nañ créer ay groupe pour joxe ay sujet nangam fële ku nekk da ngay xool mais sa gis-gis dina am fu mu commencé am fu mu yem la nga gis yow ngay wax keneen nag mën naa ñëw gis leneen comme boo demee ci seetkat bi ne ci koñ bi danaa mën naa ñëw mu ne la non ki ngay génnal bëgg na la loolu temps yi est-ce que waxu leen waxu takk nga ñëw ci keneen mu ne la yow ki ngay génnal nangam ci tànki war loola nekk ak yooyu ainsi va la vie gis-gis yi ñoo dul bokk donc loolu mooy tax seen kàddu yi parfois di faral di waroo ñoom xoy à la base li ko taxoon jug dëgg est-ce que nekkul pour ñuy xool ndax nawet bi dina neex wala du neex parce que damaa gis que à chaque fois bu ñu koy def dafay fekk nawet bi di waaj a jege si ñu bëgg a annoncer ndax dina neex wala du neex. auparavant ñun bu ñu daan dégg xoy on s'attendait à ce que ñu ñuy wax si nawet. mais léegi comme li nga wax sànq ñu ngi lay annoncer que telle personnalité dina génn àdduna wala accident dina bëree yooyu noonu. est-ce que à la base dëgg-dëgg xoy loolu moo taxoon pour ñuy wax ci nawet bi. principalement li taxoon xoy di am mooy nawet bi di ko xool ndax dina natt loolu moo taxoon moom ça c'est la réalité boo jëlee li ñu waxtaanee bii passé mooy la chasse au jabaay loolu aussi li taxoon mooy
parce que fa mu daan amee waxoon naa ko bii passé dafa nekk àll boo xam ne dafa fàtt te dafa bari ay bàyyi ma léegi nag dañ daan def sas avant chaque nawet pour dàq bàyyi may nekk foofu ñu mën a ñëw bay loo xam ne nii kii bàyyi may duñ ko yàq li taxoon kon booy seet kii la mais léegi dem na ba leen dugg ci même ces sas au jabaay boobu day ànd ak li nga xam ne mooy xoy dina ci dugg parce que dina am ay divination yoo xam ne dina ci am comme ni muy amee ci li nga xam ne nii moom mooy fil bu tuubatul mais fii xoy moom dafa nekk loo xam ne cérémonie spéciale la li taxoon mu jug pour tontu la directement dafa nekk loo xam ne nii pour xool nawet bi la woon mais pas di xool ay nit ndax kuy nit dina génn àdduna nit dina culture aussi li ma wax sànq bu ñu ko teewul day dem mi ngi mel ne xar moo jël rek yar ko ba mu toll di mu war a toll nga bàyyi ko ci buntu kër gi bëggoo ko boo ko bëggoon di nga ko takk sa culture boo ko bëggee fii di nga def le tout pour protéger ko verrouiller ko alors mais dafa nekk loo xam ne aussi day màgg moom it parce que culture bi li tax muy màgg mooy xadi colonel peut-être yéen dañ lay wax ne la comme lu mel ne taaje boon waxtaane woon nañ ko fi xëy na nañ ci ñëwaat parce que at bu ñëwee rek ñu xool luñ ci mën a def dañ naan la nii lañ ko daan defee bu njëkk mais développé na ba tey ñëw na fii culture aussi dafa nekk loo xam ne bu ñu ko teewul day dem mais aussi même bu ñu ko teewee day développé loolu booy tax leneen di ci dugg divination yi nag dafa nekk loo xam ne nii du am solo fii Sénégal xam nga lu tax mooy ñi ñu koy defal gëmuñu ko parce que xam nga wax naa la ne benn saltige bu ñuy wax Ami Faye waxoon na loolu du ay waxu ko daanu ci saret parce que moom waxoon na ko alors mais ba mu ko waxee est-ce que gëmoon nañ ko terewul affaire bi am na parce que la ma waxoon ñu def xëy na defuñu ko moo tax ma ne divination yi ñi ngi koy def c'est bien c'est important parce que dem na ba nekk patrimoine immatériel de l'UNESCO mais la taxoon ñu koy def amatul solo Sénégal parce que ñi ngi koy defal gëmuñu ko lu mu am solo ñi ngi koy defal bu ñu ko gëmu du am solo alors mais li taxoon mu jóg pour tontu la définitivement mooy di xool nawet bi ndax dina naat wala du naat mais du woon ay di xool kuy dee ak ku dul dee moom. D'accord.